jërë ngeen jëf sunu mbokku internautes yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci site internet bi di baolinfo.net ñu leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag mbokk yi dañoo bëgg a wax ci benn mbir moo xam ne war na intéressé war na yitteel képp koo xam ne doomu réewum Sénégal nga ndax nag bëri na jafe-jafe yu askanu Sénégal di dund ci réew mi li ko waral mooy ay giraawaal yi ak ay contrat yu doy waar yoo xam ne ñoo ngi koy signé ci turu sénégalais yépp te sénégalais yi gisuñu seen bopp réew mi gisuñu ci seen bopp te ñi ko signé maanaam amul dara lu ñu mën a teg firnde ni lii moo tax ñu signé ko bëri na jafe-jafe yu sénégalais yi am loolu moo ko waral waaye nag sénégalais yi léeg-léeg dafay am lu ñu war di lijjanti waaye duñu ko lijjanti tey nag li ñuy wax mbokk yi bokk na ci contrat bi ngeen di dégg diggante Senelec ak Akilee contrat boobu 10 ans la fukki at xam ngeen ni fukki at du benn at du ñaari at contrat bi 187 milliards la 187 milliards du ay caaxaan ci am réew mu ndóol mel ni Sénégal contrat bu mel noonu ku koy signé ci turu askanu Sénégal war naa nekk loo xamante ni bi si njëkk dina nekk njariñu réew mi liy nekk njariñu réew mi mooy nekk njariñu askan wi nekk njariñu kër gi di Senelec li tax sànq ma ne contrat bi war na yitteel ku nekk mooy Senelec ku ne xam na ne société anonyme la participation publique majoritaire kon mën nañoo wax patrimoine national la ba pare nag mu yore service public jëm ci wàllum séddale courant bi contrat boobu dafa am ay luqu njuur ak ay mbuxum ak scandale yu mag yoo xam ne ñoo ngi wax moo am ci biir contrat bi wolof njaay nag dafay faral di wax ne ay wax dafa war a am lu ko tungoom maanaam ay seede danañ ñëw ci biir jàngat bi ndax woo nañ ki nga xamante ni tey mooy Habib Aïdara mi nga xam ne mooy secrétaire général syndicat unique des travailleurs de l'électricité maanaam SUTELEC Habib Aïdara moom jàpp na ne giraawaali gi nekk ci contrat bi fu ko waaye natt daan na koy paase danañu ànd ak moom ci biir waxtaan wi ma tegal leen ay kàddoom mu wax wolof yu leer nañ ndax syndicat bu mag a mag la ci Senelec beneen bi tamit ci biir waxtaan wi dinaa leen tegal kàddu Lamine Diarra moom tim ma ngi bokk ci syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'électricité wax na ci moom tim mbir mi ak réunion yi nga xamante ni tey def nañu ko si ak looxóor yi nga xamante ni tey ñoom jàpp nañ ne moo am ci contrat bi ci biir waxtaan wi tamit mbokk yi danañu leen tegal syndicat des cadres de Senelec maanaam cadre yi nekk Senelec jokkoo nañu ak ñoom sax mbir mi yamuñu ci wax rek waaye dañu ko jël yóbbu ko OFNAC yóbbu ko inspection générale d'État yóbbu nañ ko ci mbirum yoon te corps de contrôle yooyu yépp ñoom biñ demee yóbbu fa mbir mi defal nañ leen réception ñoom tim yëkkate nañu ci seen kàddu ci wàllu woowu danañu ci ànd ak ñoom waaye nag fi ñu doore ci wax ji mooy dafa am lu sénégalais yi war a xam ci réew mi ndax réew mii di Sénégal dafa am luy xew ci réew mi te askan wi di ko umpale te muy nekk ay mbir yoo xam ne daf leen di concerner te ñu war koo xam te ñi leen ko war a xamal nag du ñenn ñu dul taskatu xabaar yi te taskatu xabaar dafa war a nag tëddee njaaxaanaay fi ñuy njëkke mooy contrat bi xam ngeen ne fukki fan ak benn ci weeru février atum 2019 en pleine campagne électorale liir naa sax sama yenn naataangoo waa Dakar Times ñoom ñu wax ne sax en pleine campagne bi ñu signé contrat bi précipitation boobu daf leen a jaaxal ñoom ba ñu njortu ne Makhtar Cissé mi jiite woon jamono jooju Senelec ak Amadou Ly mi nga xamante ni moo jiite Akilee ñoom dañoo njortoon ne président Macky Sall day ñàkk élection présidentielle 2019 waaye li am solo mooy contrat boobu lu toll ci ñaari at Senelec waxtaane na ko ak Akilee ñaari at yooyu nag bi ñu demee ba 11 février 2019 ci la ñu ko daal di signé léegi nag syndicat yi nga xamante ni ñoo nekk Senelec ñoom bi nga xam ne yëg nañu contrat bi ci la ñu jokkoo ak Makhtar Cissé ngir ñoom li ñu dégg ci contrat bi maanaam tey na seen xel ba ñu bëgg am ay firnde ak lan moo wundu contrat bi ci la leen Makhtar Cissé convoqué ci benn hôtel Pullman waaye ñoom syndicat yi dañ koo xamal na ko contrat 187 milliards fukki at ñu koy signé ci turu sénégalais yépp war naa mën a am waxtaan wu gën a yaatu wi ci la leen waxee nag na leen danañu daal di amal ab séminaire ci fi nga xam ne moom mooy Saly séminaire boobu sax jot naa am léegi nag ñu ñëw ci ñi nga xamante ni tey ñoo signé contrat bii nga xam ne moo dox diggante Senelec ak Akilee fukki fan ak benn ci weeru février atum 2019 ndax xam ngeen ne président conseil d'administration bu mu man di doon njiitum réew moo koy fal
jamono ja nga xam ne nag ñoo ngay signé contrat bii ca Senelec ku ñuy wax Abdourahmane Touré ancien ministre moo nekkoon président conseil d'administration bu Senelec waaye ci contrat Akilee Senelec bi mënuñoo wax ne conseil d'administration bi ñoom ñëpp ñoo si ànd mënuñoo wax ne tamit am na ñu si àndutoon ndax li ñu bëgg a leeral foofu mooy ci ab conseil d'administration su dee majorité bi ñoo ci ànd dañu koy signé bu si ñëpp d'accord nag ñu ne contrat bi kat ci PV bi ci réunion bi ci délibération bi contrat bi unanimité la ñëpp d'accord nañ ci contrat bi mais contrat bii dox diggante Senelec ak Akilee mënuñoo wax ne PV réunion boobu nga xamante ni tey mënuñoo wax ne unanimité amoon na fa. leneen li tamit mooy conseil d'administration bi bu Senelec ministère de l'énergie représentant mu ñàkk d'accord ci contrat bi teewul ne bu dee ña ëpp d'accord nañ si duñu ko signé ña ëpp buñ ci d'accordé dañ koy signé comme ni ma la ko expliqué sànq. loolu askan bi war nañu ko xam. bala ñuy jàll ñu daal di ànd ak ñi nga xamante ni tey ñooy syndicat des cadres de Senelec maanaam cadre yi nga xam ne ñoo nekk Senelec ñoom jàpp nañ ne ay looxoor ak lu leerul am na ci contrat bi ba ñu kalaame ji mbir mi ci OFNAC ak ci inspection générale d'État ak yeneen bànqaas corps de contrôle ñu bàyyi ko mu présenté wu. maa ngi tudd Serge Louis Déthié Cissé di liggéeyee Senelec nekk secrétaire général syndicat des cadres de Senelec. léegi Serge dafa am benn contrat boo xamante ni tey ñoo ngi koy wax biir Senelec bëri na sax ay contrat mais contrat bi nga xamante ni jamono ji fës na mooy contrat Senelec ak Akilee ñuy wax ne dañ ko signé ci weeru février ci atum 2019 waaye contrat la tamit boo xamante ni tey ci xibaar yi ñu jot mooy Senelec ak Akilee lu toll si ñaari at ñoom doon nañ waxtaan ci contrat boobu ci biir loolu tamit dañu gis ne bëri na ay syndicats yoo xamante ni ñoo ngi ci Senelec di génn di ŋàññi contrat boobu ngir loo xamante ni sàkku nañ ko see xam te ba léegi ni waxuñu leen ko si ndax yow mën nga revenir ak yéen lan moom ngeen bëgg a xam ci contrat bi lu ñu leen leeralagul. voilà donc question bi am na solo. effectivement Senelec dafa signé benn contrat le 11 février 2019 ak benn société bu tudd Akilee. contrat boobu nag lu ñu jaaxal mooy bu ko Senelec di signé salariés yi dañ leen ko nëbboon xamuñu ko syndicat itam ñu nëbboon ko xamuñu ko n'est-ce pas. léegi ñun ñu jàpp ne que du nekkee ne lettre de politique de développement du secteur de l'énergie dafa jéem dañ koy séddale ñëpp xam lu lettre bi wax pour que ku nekk béy si sa waar pour Sénégal mun a jëm kanam du nekkee ne Senelec dafa am plan stratégique même chose dañuy def ay atelier jébbal ko ñëpp ouvrier yi cadre yi ñëpp dugal ci seen loxo parce que dañuy jàpp ne développement Sénégal moo tax ñu jàpp ne kon contrat bu mel noonu du amee mënuñu comprendre lu tax donc ñu koy nëbb. du nekkee ne dañuy jàpp ne contrat boobu dafa war a liggéeyal Sénégal mu jël le contraire des autres documents loolu tax ñun ñu gëstu ba am contrat bi par d'autres voies ñu jot contrat bi dem en contact avec la direction générale pour demander leen des questions élémentaires des questions basiques des questions fondamentales si contrat boobu nu mu tëddee jusqu'à présent réponse yu ñu soxla ñëwagul entre-temps ku fa nekkoon directeur général muy le ministre actuel Mouhamadou Makhtar Cissé Macky Sall le président de la République nommé comme ministre mu am ku bees ku ñëw Mademba Bitèye nekk directeur général bu bees bi bu mu ñëwee ñun au nom du service de continuité parce que Senelec day continuer ñun ñu ñëw ñu jébbal ko ñu ne ko donc question yi nga xamante ne ku lu fi jiitu woon moom lañ ko joxoon yow mi remplacé ko tey ñu ngi la koy jébbal parce que yaa yore destiné Senelec. d'accord léegi Serge. waaw contrat bi ñu ko signé 11 février 2019. waaw yéen direction bu Senelec moo leen jox document bi wala yéen a gëstu. ba gis contrat bi. direction générale Senelec te ne à l'époque ñoom ñoo signé contrat bi musuñu ñu ñun ñu jox ñu contrat bi ñun noo ko amee ñun suñu bopp. léegi bi ngeen amee contrat bi da ngeen a dem ci direction bu Senelec. dañu dem nag si ñoom laaj leen ne leen lii ngeen xamante ne da ngeen ko signé te ñun yëguñu ko woon lu mu woddoo boobu nag la ñu commencé nag di waxtaan ak ñun bañ si jot a dem ay Saly mais bu ñu demee Saly ñu recueillir ñun lépp lu ñu soxla comme question. ñoom ba léegi joxaguñ ñu réponse yi te ba léegi nii may wax ak yow réponse yi ñu soxla ba léegi ñëwagul. d'accord léegi Serge. pour ñu comprendre yéen bi ngeen demee saisir direction bi. ñu woo leen benn séminaire boo xamante ni tey. xibaar yi ñu jot 3 jours la yoo xamante ni def ngeen ko Saly. waaw foofu noonu direction bu Senelec ma nga foon Akilee ma nga foon. laaj yi ngeen doon laaj. ban àpp lañ leen joxoon na leen bu ñëwee danañ leen ci tontu. en fait ñoom dañu newoon ci ay fan yu néew après séminaire boobu ñoom nañ ñëw en réponse mais depuis lors ñuy def dilatoire ñëwuñu ci répondre loolu moo tax tey affaire bi yegg fi. waaye léegi yéen lan moom ngeen gis ci
contrat bi lu tax seen xel teey. ñun dañu jàpp ne que contrat boo xamante ne dafa war a liggéeyal Sénégal normalement duñ ñu ko nëbb ñun ñi déjà travailleurs yi parce que duñ ñu ko nëbbee rek mooy am na peut-être loo xam ne da ci laxasu te baaxul ci ñun donc ñun loolu lañu jàpp comme genre loolu la ñu yott daal parce que dañu jàpp ne que lu baax ci ñun kenn duñu ko nëbb n'est-ce pas lu baax ci àll ci Sénégal aussi normalement dañ ko war a sax publicité pour que nit ñu la ci mën a woy comprendre nga fa may waxee voilà donc ñun puisque loolu yëpp amul ñu jàpp ne kon ñun lu ñu nëbb te xamuñu lan la xamuñu ba léegi lan la moo tax ñun au niveau du syndicat des cadres de Senelec ñu jël benn déclaration dem jébbal ko institution de yoo xam ne tey Sénégal daf leen fi teg pour que ñoom ñuy def ay enquête te ñooñu jot nañu suñu déclaration si fan ñu néew duñu déclencher seen mission ñoom luñ ñëw lu ñuy nëbb bañ ñu ko jox loolu ñoom luñ ñëw laajte ko par la force teg ko ci table bi ñëpp gis nu mu léegi yéen fan ngeen dem fan ngeen dem nañu pour des comptes waaw jébbal leen déclaration bi ba ñu déchargé dem nañu inspection générale d'État bu nekk président jébbal nañ leen ba ñu déchargé dem nañu autorité de régulation des marchés publics jébbal nañ leen suñu déclaration déchargé nañu dem nañu office national de répression de corruption mooy OFNAC waaw jox nañ leen suñu déclaration déchargé nañ ñu léegi nag yéen a ngi leen di déglu léegi ñoom déchargé nañ ñu donc ñoom ni ngi étudier dossier bi ils vont nous revenir pour que ñu dem ci troisième étape bi mooy déclenchement des enquêtes d'accord léegi Serge li ma bëgg a xam tamit mooy séminaire bi nga xamante ni tey defoon ngeen ko ndax yow en tant que cadre yi jëloon nañu parole laaj yi ngeen doon laaj tamit ndax mën nañoo xam yan question ngeen posé woon direction générale bu Senelec boo xamante ne ba léegi amagu leen réponse yi ngeen soxla dëgg-dëgg. bon vous savez ñun c'est un syndicat de cadres n'est-ce pas sali si bopp man si sam bopp man maa ngi fa woon n'est-ce pas. waaw donc toutes les questions yoo xamante ne posé nañ ko mu nekk des questions fondamentales pour que l'intérêt d'abord du Sénégal qui était mis au devant parce que question yooyu normalement duñ ci répondre automatiquement ñun nañu xam ndax lii baax na ci Sénégal d'abord ba la sax ñuy wax salarié Senelec parce que ñun intérêt général du Sénégal lañu njëkkoon teg au devant quoi vous comprenez. D'accord. Voilà donc question yooyu nag pour le moment man du ma ci dugg vous savez pourquoi. Parce que dañ am loo xam ne dañ ko jébbal institution de contrôle yi. te ñun jàpp nañu que lu ñu leen wax nee nañ leen bi ñu ñëwee ñun dinañu waxtaan ak ñoom wax leen lépp lu ñu soxla comme information par rapport à ce contrat là ak lépp lu ñu soxla pour que ñoom aussi ñu jéenee ko teg ko askan bi yëpp teg ci bët pour ñu mën a xool contrat bi ndax baax na ci Sénégal wala baaxul Sénégal parce que tey lu mu ci mën a wax mën nañ ne kii dafa faral bala dafa li ainsi de suite mais ñun am na ay information yoo xam ne dañ ko yor enquêteurs yi du ñu ñëwee nañ leen ko jox tegal leen ko wax leen aussi ñun suñu requête lu ñu bëggee mu woodoo ñoom aussi ak seen expérience luñ ko tegee bind seen rapport teg wax lu xew su boobaa Sénégal ñëpp nañu xam lu affaire nu mu tëddee ñu mun ci jël décision boo xamante ne Sénégal quel que soit alpha Sénégal warul perte. kon mbokk yi kooku moo jiite cadre yi nga xam ne ñoo nekk Senelec waaye yéen sunu mbokk internautes yi yéen askanu Sénégal mënu leen a ñàkk a déglu Habib Aïdara mi nga xam ne moo jiite syndicat bii di Sutelec ndax wax na lu doy waar ci contrat bi ndax xam ngeen ne képp ku am sa projet yaa doon wuti sab xaalis waaye li mu wax mooy Akilee Senelec moo koy garanti beneen bi ñi koy montel compteur yi Senelec moo ko koy jox ak ni nga xam ne moom la ñuy séddoo bénéfice bi mu nekk loo xamante ni lu doy waar la. Habib Aïdara baolinfo.net ma ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu seen auditeur u baolinfo.net. Habib Aïdara yow yaa jiite Sutelec dafa am benn contrat bu ñuy wax diggante Senelec ak Akilee contrat boobu ndax mën nga see revenir maanaam bañ ko signé ak léegi kañ la dafa mel ni contrat bu ñu doog di signé la si ñenn ci Sénégalais yi ndax lu yàgg la wala lu bees la. waaw li tax ñu jàpp ne scandale mooy contrat bi ñu ngi ko signé woon depuis février 2019 te bi ñu ko signé ñun yëguñu ko woon mais bi ñu ko yëgee au mois de mars ñun man personnellement dem naa seeti directeur général ne ko ñu de contrat bi ëlëm nañu ci liñ ci gis dañ ci bëggoon waxtaan mais biñ ci commencé waxtaan ñun ma ne ko dañu bëggoon waxtaan bi daal ñu yaatal ko ci biir Senelec ndax am na suñu yeneen moro naatangoo syndicaliste yu nekk ci biir kër gi dañu bëggoon ñu yaatal ko ndax juróomi syndicat moo nekk Senelec naam sax suñu bos mooy nekk bu gën a mag mais am na ñeneen ñu fi nekk effectivement mu nangu loolu daal di convoquer benn réunion le 3 avril 2019 à Pullman ñun syndicalistes yi ak moom ay collaborateurs am di ay directeurs ak waa Akilee ñu dem Pullman mais ci benn fan dañu jàppoon ne mënuñ ci woon càmbar contrat bi ñu wax ko ne nañ def atelier boo xam ne ñetti fan la effectivement bi ñu defee ñetti fan direction générale bu Senelec tout directeur yu bëri ñëwoon nañu waa Akilee ñëw ñun ñu waxtaan ñu laaj leen ay laaj yu bëree bëri laaj yooyu am na ci juróom rek yu ma si mën a tënk muy benn bi ndax Akilee mii ñu jox contrat bi mën na liggéeyu Senelec
loolu tontu wuñ ñu ci te jàpp nañ ne mënul nekk ndax tey jii ci biir contrat bi ñu ngi ne Akilee ñu ngi ne Senelec moom mooy jox ay nit yoo xam ne ñooy defal Akilee liggéey bi di leen poser ay compteur beneen si question yi nga xam ne question yu am solo la mooy contrat bi est-ce que amal na njëriñ état wu Sénégal est-ce que amal na njëriñ Senelec est-ce que amal na njëriñ ay client wu Senelec ak est-ce que amal na njëriñ ay liggéeykatu Senelec loolu yi tamit tontu ñu ci tontu bu dal suñu xel ñu leen di laaj aussi marché bu toll nii 187 milliards est-ce que biñ koy def dañoo jaar ci passation des marchés ñu ne ñu déedéet jaar ñu passation des marchés ñu laaj leen aussi contrat bi est-ce que du am gàllankoor ci tey jii courant bi ni nga xamante ni ñu ngi koy joxee ba nga xam ne coupeetul defatul xuy xamaj comme avant parce que état bi def na xaalis bu bëri ci Senelec pour que vraiment courant bi doy ñu mën ko yóbbu fu nekk ci Sénégal ensuite est-ce que tamit contrat bi du am jeexital ci liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi daan seen doole ci biir Senelec di dem di yóbbu seen njaboot loolu aussi joxuñ ñu ci lu leer parce que am na liggéey yu bëri yoo xam ne dañ ko doon dindi ci loxo Senelec jox ko waa Akilee donc question yooyu yëpp bi ñu leen ko posé jotuñ ñu ci tontu mais leneen li nga xam ne moo ñu ëlëm mooy ci biir contrat bi dañ ne Akilee ñoom bëriwuñu xaalis donc Senelec moom moo leen di garanti ci banque yi pour ñoom ñu dem lebi xaalis donc dañuy dem lebi xaalis dem fa Senelec daan jënde compteur ñoom ñu di fa jënde compteur li ñuy jënde compteur moo gën a cher li Senelec daan jënde compteur ensuite bi ñu dellusee ñu ne lépp loo xamante ne lii Akilee def na ko ci investissement naanaam génne xaalis dem jënd ko Senelec da leen koy rembourser benn Senelec dina leen rembourser lépp lu ñu def ci projet bi Senelec jox leen ay nit yoo xam ne ñoom ñoo leen defal liggéey bi maanaam poser leen compteurs yi ba pare bu bénéfice amee nag ñu séddoo ak Senelec ñu ne mais loolu nag dafa ëpp parce que yow miy def sa projet yaa war a wut sa xaalis dem wut sa garantie bancaire wuti sa xaalis jënd ñëw après boo wóoloo sa projet bu ñu amee bénéfice nga ne man lii laa ciy am ñii am mais non seulement yow dañ lay lebal xaalis ñun ñoo lay garantie yow dañ lay defal liggéey bi ñun ñoo lay poser le compteur ensuite ñu séddoo bénéfice bi te Senelec am na ay ingénieurs yu xarañ ñoo xam ne seen xam-xam màcc na pour def liggéey bi nga xam ne jox nañ ko Akilee directeur général bu bees bi mu ñëwee ñun dañ ne ko yow de am na loo fi fekk ndax am na contrat bu lëkkale Senelec ak Akilee ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon waxoon nañ leen ne ñun de contrat bi bëggoon nañ ci am ay leeral moom mu ne ñu dinañu tontu boobu ba léegi tontu wuñu ñu ne ko nag yow il faut que tey jii nga lettuñu wala ñu firiñu waaye moom bi mu xoolee ba ci biir xam ne ñun liñ doon càmbar ci contrat bi ak di ko ñaawlu moom gis na ko ci la ci commencé wax moom ñu ne ko nag ñun lenn rek moo ñu jaaxal mooy ñi àndoon ak directeur général bi nga fi wuutul démb ak bërki démb defaroon contrat bi ñuy ay directeur yooyu yëpp ñu ngi fi kenn changé wul directeur général rek moo changé te ñooñu jàpp nañ ne démb bokk nañ ci ñi xelal directeur général bi fi nekkoon pour que mu signé contrat parce que bi ñu demee Saly directeur yooyu ñoo fa nekkoon doon ñu wax naan contrat bi baax na nañ ko signé bàyyi leen bu leen wax et tout ça directeur yooyu démb tey ñoo wëlbatiku ñi waxoon waaw démb tey jii ñoo wëlbati ko àndaat ak directeur bu bees bi ne ko déet parce que contrat bi baaxul loolu aussi yaakaar naa ne nguur gi war na ci jël ay motukaay parce que Senelec tey jii caissier bu amee manquant 50 000 wala 100 000 bu dee détournement dañ lay dàq ñii nga xam ne dañoo engagé Senelec ci ay milliards ci loo xamante ne teguñu ko ci yoon ñooñu aussi war nañu xool seen degré d'implication naka la ñu laale ak taqe ba ñu signé contrat bi. pour ñu demander leen ay explication ñu tontu. jërëjëf Habib Aïdara ba tey ci waxtaan wi ak lu Sénégal yi war a xam am na beneen contrat wala yeneen contrat ndax du contrat Senelec Akilee rek waaye Senelec ak beneen société bu ñuy wax Excelec boobu tamit ay milliards la ndax mën nga see dellu si. waaw tey de dafa mel ni contrat Akilee bi rek moo fës waaye ñun li nga xam ne nekk na yeneen contrat ci biir kër gi aussi ñu ngi koy wax nañ ko saytu. am na contrat bu ñuy wax contrat ak Excelec boo xam ne ay milliards la moom tamit ñu ngi ciy gëstu boobu tam nee nañ ko saytu am na contrat bu ñuy wax BLF brigade de lutte contre la fraude kooku tamit Senelec def na ci ay milliards te jëriñuñu dara am na beneen contrat bu ñu def ak waa EDF in benn filiale la maanaam benn pàcc la boo xam ne kuréel gi def affaire comme Senelec bu nekk France moom la ñu jox leen li nga xam ne moom la ñuy wax fraude bi ci Sénégal ñooñu bi ñu ñëwee ñu njëkk a dawal ba càmbar contrat bi ci digganteel bi ci à mi parcours ci digg bi gis nañ ne Senelec génne na 200 millions fay ko kuréel googu
te ñooñu dugaluñ ci keesu Senelec lu dul 20 millions loolu aussi contrat boobu war nañu ko xool. contrat NSIC le nouveau système d'information clientèle war nañ ko xool. contrat assurance bi nga xamante ni bii ñun bu ñu retraité xaalis bi ñu war a fay dañoo signé benn contrat ak assurance jox ko contrat boo xam ne ay xaalis bu dul jeex moo ci nekk. contrat boobu aussi boobu ba léegi ñu ngi leen di laaj naka la tëddee ak lan la ci Senelec di gagné lan la ci agence Senelec di gagné gisaguñu ci loolu. lan mooy sa kàddu gu mujj ak lan ngay sàkku ci kilifa yi nekk ci réew mi ngir ñu lijjanti mbir mi. sama kàddu gu mujj daal mooy di wax encore une fois autorité étatique yi nañu ñëw xool projet yi parce que su dul loolu Senelec fa mu jëm baaxul. même ñoom buñ ko defulee population yi am nañ droit réclamer fi nga xam ne foofu leen seen xaalis di dugg parce que projet bi bu continuer yaakaar nañ ne dina am jeexital ci facture courant yi te bu boobaa tamit liñ fi amoon en 2011 loolu lañ fiy amaat donc loolu moo tax daal ñun vraiment dañu bëgg par souci de transparence nañu ñëw ñu xool projet yooyu naka la tëddee est-ce que amal na njëriñ Senelec est-ce que amal na njëriñ askan wi est-ce que am na njëriñ état bu Sénégal est-ce que amal na njëriñ liggéeykatu Senelec yi. jërëjëf Habib Aïdara mbokk yi nag ginnaaw Habib Aïdara moom nag dañuy àndaat ak beneen syndicat ndax nee naa leen ay wax dafay am lu koy tungoom ñu ànd ak syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'électricité Lamine Diarra ginnaaw bi ñu la nuyoo nga présenté wu. maa ngi lay fay Abdou Khadre. ndax mën nga gën a présenté wu pour ñi nga xamante ni ñoo suñu mbokku internautes yi lay déglu. waaw man maa ngi tudd Lamine Diarra nekk Senelec di fa liggéey nekk ci syndicat bi ñuy wax SUDETEN. SUDETEN syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie. man maa yor formation et éducation syndicale ci biir syndicat bi. d'accord département formation et éducation syndicale. d'accord yéen seen syndicat bi gis nañ fan yi ngeen def benn déclaration ci li nga xamante ni mooy contrat bi dox diggante Senelec ak Akilee mu nekk contrat boo xamante ni gis nañ yéen ngeen ŋàññi contrat boobu noonu ndax mën nga see revenir Lamine. waaw contrat boobu ñun dañ ko ŋàññi depuis le départ parce que ñun suñu taxawaay mooy fan la njëriñu Senelec nekk fan la njëriñu liggéeykat yi nekk fan la njëriñu réew mi nekk. syndicat bi biñ koy commencé ngun-ngun yi di ko wax c'était en 2018 en décembre 2018 biñ ko déggee ñu am ci ay briques mais amaguñ ci lu leer. 2018 ñun lañ ci am information parce que contrat bi en fait conseil d'administration bi mi ngi jox autorisation pour mu signer contrat bi décembre 2018 la leen jox directeur général autorisation. léegi bi loolu amee ñun ñu yëg ko mais signé guñ ko woon ñu ne lii de ñun liñ ciy dégg ci contrat bi gisaguñ ko mais ay information yi ñu ci jotagum am baaxul pour liggéeykat yi. donc ñu wootee réunion bi ñu wootee réunion bind pour dénoncer ko parce que syndicat noonu lay doxe da ngay alerter bind wax ne lii comme ça ñi koy def dinañ xam nit ñaa ngi teg bët mais biñ koy bind ñun ñu ngi réunir janvier 2019 bi ñu réunir ñu koy génnee comme ñun syndicat démocratique lañu ñii ne buñ ko génnee parce que ñu ngi ci campagne électorale te ñun suñu syndicat dañ ne c'est apolitique buñ ko génnee dafa mel ni dañuy ŋàññi benn parti faral beneen parti parce que ñi opposé wu mën nañ ci profiter ñu ne kon nañu bàyyi bu campagne bi jeexee ñu génnee malheureusement 11 février ci la ñu signé contrat bi. ci biir campagne bi. ci biir campagne électorale bi parce que ñun yaakaaroon nañ ne diggante bi dara mënu fi am nañu bàyyi ba politique bi jeex ñun ñu wax ci liñ ciy war a wax mais ci biir campagne bi le 11 février exactement ci la ñu signé contrat bi. d'accord léegi bi ngeen yégee ne signé nañ contrat bi 11 février 2019 en pleine campagne électorale. waaw bi ñu yégee ne contrat bi signé nañ ko. 11 février ñu defaat réunion ñu ne affaire bi ni mu amee nii il faut ñu wax ci. bi ñu réunir ne dañuy génne déclaration directeur général bi woote daal di woo secrétaire généraux syndicat yi nekk ci kër gi ñoom la woo ne leen kaa leen ma expliquer leen contrat mu yóbbu leen ci benn hôtel toog expliquer leen ñooñu ne ko li ñu waxtaan ni doyul il faut temps bu gudd question yi ñu mën a poser yëpp ñu poser ko donc c'est vers fin mars ay vers le 29 mars mu ne d'accord kon dina créer benn atelier à Saly ñu toog question yi ñu bëgg a poser yëpp ñu poser ko. léegi Lamine ci séminaire bi nga xamante ni def ngeen ko. bi ngeen defee séminaire boobu noonu. ndax mën nañoo xam yéen amoon ngeen ay laaj yu ngeen laajte woon direction Senelec pour bëgg koo xam ci contrat bi ndax ndaje moomu ngay wax noonu waa Akilee ñoo ngi foon waa direction Senelec bi ñoo nga foon ndax mën nañoo xam yéen lan ngeen sàkk woon a xam ci contrat bi. waaw ci contrat bi am na ay questions yu bari dañ ko posé laaj nañu est-ce que Akilee filiale la. waaw filiale la 34% la am ñu noté parce que ñun 34% warul mën a nekk filiale. Senelec mënta nekk Akilee nekk filiale ba pare Senelec yor ci 34% ak Akilee yor 66%. ñu ne leen lii ngeen di def compteur yi lu tax defu leen appel d'offre parce que marché bi dafa rëy 10 ans 2,7 millions compteurs Akilee ci boppam tontu mais du yoon boobu rek am na ay convention réglementaire xam mën nañ fa jaar
Senelec ci boppam tontu ne état bi du nangu loolu moo tax ñu jaar feneen pour mën a jënd compteur yi. si réunion bi séminaire lañ leen tontu loolu. tontu waaw dafa am ay tontu bu ci nekk ñoom dañ ñu tontu Senelec ci boppam tontu ñu ne ñu loolu bu ñu ko defee état bi day bañ moo tax ñu jaar feneen ñu ne leen est-ce que affaire bi dina am impact ci liggéey parce que am nay postes yu bari dafa nar a disparaître Senelec ne moom dina ci tontu après ñu ne leen ci biir contrat bi compteur yi ngeen di livrer dafa am ay coffret yi kan moo koy fay Senelec ne dinaa leen tontu ak le moom tontuwul Senelec ne dina ci tontu bi ñu demee ci séminaire ba liggéeykat yi la ñu tënk ñoom li ñu bind mooy syndicat yi ba ñu boole dañ ne dégg nañ li ngeen wax ñi ngi xaar tontu ci yenn questions yi xam da ngeen ko posé ña ngay dellu tamit suñu base rendre leen compte ci li ngeen ñu wax yëpp bu paree ñun li ñu jàpp danañ ko tënk jox leen c'était au mois de mai 2019 ba mois de mai 2020 réponse yi amuñu ko ba léegi pas eu de réponse yi xam ñun moom lañ doon laaj pour mën a positionné wu amul benn tontu bi nga xamante ne Senelec bind na ko jox ñu ko waaw xam nga contrat bi boo ko gëstoo ba ci biir amul njëriñu askan bi nekk njëriñu Senelec nekk njëriñ naa la wax lu tax parce que contrat bi boo xoolee déjà filiale buñ ne filiale moom mooy ki nga xamante ni capital c'est détenu en majorité par la société mère à plus de 50%. Donc société mère moom moo am plus de 50%. Akilee tudd filiale am 66%. Donc foofu boo xoolee lañ fay moom lam fay gagné Senelec du ko gagné ñu ne déet ñu ñëwaat ñu jox ko benn bon de commande ne ko fii 10 ans yow kese yaay am droit jaay compteur Senelec te compteur yi nekk ci da nga koy teggi remplacer ko ak say compteur bokk compteur intelligent c'est un marché de 2,7 millions et quelques compteurs moom kese moo am droit jënd ko. en 10 ans te léegi en 10 ans saa dañuy signé benn bon de commande bi nga xam day valable 10 ans. maintenant saa yow indee rek 1 mois Senelec war na la jox sa xaalis tant que mi ngi nekk ci biir bon de commande xam nga loolu boo ko amee société boo dem négocier dañ la koy wàññi Akilee du defar compteur day dem jëndi ñëw jaay Senelec loolu Senelec mën na ko. léegi compteur yi kan moo koy monter. compteur yi Akilee da koy indi bu ko indee mu ne Senelec jox ma ay nit ñu ko monter moom du ko monter de. moom amul ay nit moom amul personnel bu ko monter. amul ci contrat bi il est bien dit que Senelec met à sa disposition des agents qui vont monter les compteurs Senelec moo koy jox ñuy dem monter Senelec moo koy jox ay nit ñooñu dem monter compteur mais est-ce que tamit Akilee am na xaalis boo xamante ni tey wala moo wut xaalisam ak ay garantie bancaire ak yooyu wala Senelec ñoo ko garantie. waaw xam nga bu fekkente ni da nga am un bon de commande de 10 ans 187 milliards kooku banque boo dem ñu jox la xaalis xam nga loolu moom parce que Senelec du société bu ndaw ñaareel bi mooy yow investissement yi ngay def moom investissement yi muy def dans le contrat dafa am beneen aspect bi nga xam dañ ciy wax ne Senelec bu amee bénéfice ci affaire bénéfice bi ni ñu koy séddoo mooy dafa am benn part bu ñuy wax part fixe part boobu Akilee lépp lu mu investir woon dañ koy delloo ndànk-ndànk mi ngi mel ni tey jii rek ñu ne gagné nañ 100 millions exemple laay joxe 100 millions yi dañ ko war a séddoo entre Senelec ak Akilee léegi Senelec Akilee dafay jël 30 millions ne 30 millions yi la ma investir woon da ngeen ma koy delloo fii di doog a séddoo 70 millions yi c'est-à-dire moom investissement bu mu defoon dañ koy delloo xaalisam ñu doog a séddoo nag li ci des ci bénéfice xam nga loolu xel mënu koo nangu yow da ngaa investir dañuy bokk di liggéey mais yow la nga investir dañ la koy delloo deuxièmement dans le contrat dañuy wax ne bu amee fluctuation de la monnaie par exemple bu dévaluation amoon tey fluctuation bi yëpp Senelec moo koy supporter moom engagement yi mu jël banque fluctuation bu ko waree fay parce que monnaie bi changé na Senelec da ciy yokk ba mu tolloog monnaie euro bi fi mu toll Senelec la mu ko war a fay bu fluctuation amee dafay natt ci euro bi yokkal ko fayal ko. d'accord donc moom il n'a aucun risque Senelec mooy jël risque yëpp moo koy gaaw. kon mbokk yi ñu leen di sant bu baax di leen di gërëm lii lañ leen andiloon tey ngir ngeen xam ko ci contrat bi dox diggante Senelec ak Akilee. Baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey. Baolinfo.net, le portail du Baol sur le web. Baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baolinfo.